jërëjëf docteur vraiment xalaat bi ñu amoon ci yow ak yaakaar bi sa intervention wax dëgg yàlla kawe na sunu jot jërëjëf kon dañuy jox Maître Babacar si li nga xam ni moom nga waxtaane mu tënk ko en tant qu'avocat. Bon, cerco di sintetizzare. Allora, il dottore ha rappresentato il fatto che sia un falso mito che il modus educandi tipico della famiglia senegalese volga all'utilizzo della violenza. È un falso mito, non è vero. E quindi la vera educazione senegalese non consiste nell'uso della violenza, bensì nel far capire al proprio figlio sin dal principio cosa deve evitare. Quindi è un metodo educativo squisitamente preventivo. È più importante far capire cosa non deve fare il bambino per evitare poi di dover ricorrere a mezzi poco ortodossi, che dover appunto utilizzare metodi correttivi che si sostanziano poi nella correzione, nell'inflizione l'inflizione corporale sostanzialmente. Quindi non è d'accordo il dottore su quanto è stato provocatoriamente diciamo, introdotto da me, dicendo croce via tra giustizia e identità culturale, come se fosse culturale l'utilizzo della violenza fisica. Non è vero, se lo dice lui è così perché ne sa più di me e forse ne sa più di me, perché è il suo mestiere, il suo lavoro. Per cui dice non dobbiamo arrogarci questa caratteristica che non ci appartiene, e ha distinto appunto tra origine, tradizione e cultura. L'origine è il modo di essere primitivo, che poi diventa nel tempo tradizione, cioè ciò che viene proprio dal latino. La tradizio è la trasmissione nel tempo di un comportamento, che poi unione tra origine e tradizione dà cultura. E dice culturalmente non siamo un popolo che educa con la violenza. Citava un massimo rappresentante religioso, si chiama Serin Salim, il quale era estremamente avverso all'utilizzo della violenza nei confronti dei bambini che stessero imparando il Corano. E quindi se questa figura religiosa aveva questa postura antiviolenza, gioco forza noi poveri, cioè noi semplici senegalesi dovremmo trarre ispirazione da lui. Quindi da questo passaggio poi fa presente che dobbiamo tener conto che siamo in Italia, non siamo in Senegal, perché la sintesi dell'intervento del procuratore è, l'avevo anche detto prima, possiamo venirvi incontro ma fino ad un certo punto, cioè non è permissibile che si utilizzi la violenza come metodo correttivo. Questo in nessun modo verrebbe accettato in Italia. Lo conferma il dottore e dice ma è così, se voi non avete scelta rispetto a questo ordinamento protettivo dovete farci i conti, e quindi dobbiamo evitare di utilizzare sostanzialmente metodi correttivi. Poi ha detto tante altre cose in realtà, ma la sintesi del suo intervento è questo. Dopodiché ha cercato di dare consigli ai bambini che sono qui presenti con noi, i tipici consigli che si danno in Senegal, cioè di rispettare i genitori, di non alzare la voce nei loro confronti, di impegnarsi, eccetera, eccetera. Quindi consigli che ha dispensato appunto a questi ragazzi senegalesi. Penso, sicuramente avrò dimenticato qualcosa,
se ho dimenticato qualcosa ditemelo che chiaro. Quindi ecco questo lì nag dama koy wax comme avocat parlo in sénégalais sànq ba tey modérateur laa doon def bon procédure mineure yi dafa particulière parce que am na sànq ku laaj ne tempistique yi 15 jours yi nga xamante ni jàpp na ni dafa tuuti et que Allemagne par exemple ñoom 1 an lañ koy kii procureur tontu na ko mais je pense que kool yarewul li nga doléance sa ndaw si parce que par exemple fii dafa am ñaari cas urgence ak cas boo xam ne du cas urgence bu dee cas bu dul urgence ñoom dañuy introduire procédure bi convoquer la famille bi du jël xale bi topp la di monitorer situation bi ba ay par exemple après 1 an 2 ans ñu xool ne ok donc doyen bi fan lañ toll ñu def état des lieux bu fekkee gis nañ ni parents yi amuñu capacità genitoriale mën nañoo jël xale bi def ko collocamento presso un'altra famiglia affidataria. beneen procédure bi ñuy gën a colpire nag mooy li dal ki jóge Rome mooy procédure d'urgence boobu noonu dañuy constater que xale bi am na préjudice boo xamante ni bu ñu intervenir subito day am waxatee si olof dina am lu baaxul lu ko mën a dal léegi nag boobaa dañ koy foqati activer procédure d'urgence mooy waral procédure bu ñu ko foqatee dañuy am 72 heures ñoom pour yëgal procureur que ni nangu nañ ko procureur bu yëgee loolu dafa am 48 heures mooy 2 giorni quindi 3 più 2 siamo già a 5 giorni pour wax juge bi que nangu naa xale bi confermare naa ko dama lay laaj nga convalidare ko léegi nag ci diggante boobu am na 10 giorni ci diggante boobu yow famille bi tu es obligé nga daw jël avocat constitué wu indi say explication pour mën a fexe juge bi bañ a convalidare quel provvedimento è quasi impossibile parce que pour ñu mën a ñun avocats yi pour ñu mën a exercer suñu pour ñu mën a def suñu constitution dans ces délais dañoo soxla éléments yu bëree bëri parce que ñu si bëri ay retaggio culturale moo koy animare te pour nga xóotal ba xam lépp même origine culturelle famille beeg lu ñu yaroo c'est da nga soxla temps bu bëri te doo ko am donc au début da ngay am comme quoi que sa loxo yi dañ koy légare donc da ngay constitué bind li nga war a bind mais 100% juge bi da koy convalidare bu ko convalidare nag si après la procedura buy durare un anno e mezzo 2 anni te balaa boobu yow doo gis xale bi da ngay foog ne avocat bi dimbaliwul non avocat bi mi ngi lay dimbali c'est que temps de procédure boobu noonu avocat bu si dara par force la parce que dañ def ay incontri protetti ngay gis xale bi nii nga koy gisee après ñu koy yolomal mesure yi jël di koy yolomal benn par benn balaa mesure yëpp di dañ ba xale bi di ñëwaat sa kër ci boole almeno un anno e mezzo donc spesso da ngay dégg naan avocat bi dimbali mi ngi lay dimbali et que non può fare più di tanto parce que système bi moo demee noonu ñun dañuy dénoncer comme avocati mooy que ni dañoo war a réformer procédure bi ni ñu ko implanté parce que sinon expliqué naa li nga xamante ni ñun duñu ko mën bu fekkoon procédure ordinaire la alors là ñun dañuy am temps bu suffisant pour ñu mën a récolter tous les éléments qu'il faut ñu mën a exercer suñu profession d'avocat dans la meilleure des manières mais ak procédure mineure yi amuñu ko donc patience la laaj parce que boo amee patience am ku la accompagner fii ak un an et mezzo metti na nag di nga mën a jotaat say doom léegi nag bu fekkee def nañ un an et mezzo gis ni yow parent bi defoo benn jéego maanaam dañoo jàpp ni yow sax li ñu doon waxal romb na loolu xale bi doo si jotaat dañ koy jël jox ko beneen famille bu demee ba am di cottaan ñu ne ko say libéral yan la wooy mu delluwaat ci ñu ne je pense que maître mën na confirmer li may wax parce que personnellement moom dañuy liggéey ci genre dossier yi donc. On profite de l'occasion surtout pour conseiller ñi nga xamante ne nattu bi da leen di dal ñu teel a jóg parce que problème boobu noonu dañ ko constaté presque si totalité suñu dossier yi dañuy ñëw fekk terme yi nga xamante ne moom lañ am expiré na donc li ñuy mën a def du bëri et donc boo nekkee ci bon loolu nekk na problème mais je pense que encore plus important nekk na phase préliminaire bi parce que du ñu ñëw rek jël sa doom dina am
peut-être ay intervention yoo xamante ne assistants yi dinañ ko def ou bien opérateurs yi nga xamante ne ils sont députés à ça dinañ ko def léegi assistants yi bu ñëwee approché la jugal demal ci avocat bu dee consulence rek au moins nga laaj ko lan moo mën a xew si toutefois procédure bi déclenché wu loolu dina la permettre yow dara du la bett te aussi di nga jël disposition yoo xam ne xëy na du ñu egg ci phase u ñu nangu say doom donc c'est très important ngeen di teel a jóg problème bu amee soo leen ko waxul soo leen ko jooyul du teel a résoudre loolu lañ leen di ñaan boo leen ñëwee rek ñun ouverture boobu noonu ñu leen koy firndeel instant yi nii même si vous avez des doutes peut-être une question xëy na mën na sauver lu bëri ñëw leen boo leen amee doute ñu leeral leen plutôt que ngeen toog ba problème yi alourdir après ñu nekk aussi di jéem a trouver ay solutions yoo xamante ne day jafe ci ñun merci beaucoup. jërëjëf kon bu ko defee ñu continuer liggéey bi rek te bàyyi xel ci sunu doom yi wax dëgg yàlla doon sunuy fierté ndax Maître Sall ak Maître Gueye sunuy doom lañu ay sénégalais lañu ak sunu doom jëlee madame Ndiaye Yacine boobaak léegi bi ñu commencé mbir mi ba léegi ay tànk yu am solo lañ ci dox kon jërë ngeen jëf vraiment di leen di ñaanal rek seen liggéey yàlla na leen si yàlla jàppale ni mu ko waxee rek ñu bàyyi si xel mbir yi nañ koy weer bu ñu bëggee mu faju problème bu dalee sa kaw bu ko nëppal bu ko nëbbu le président Cheikh Ahmed Tidiane Seck ngi fi imaamu daayira yi ñi ngi fi président daayira yi ñi ngi fi mag yu baax yu mel ni soxna Maam Jaara di présidente section féminine ak ay naata ngoom yu mel ni ñoom